أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen chaîne YouTube yi di yaatal xeltiin wala MDTV assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jaajëfal ci bàyyi xel geeg may nopp gi ñi nga am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci jotaay boo xam ne dañ ko fas yéene bootal ca waxtaan ya jiitu woon te ñu aju woon ci al isra wal mi'raj muy rañaan gi ak yéeg gi nga xam ne yàlla jagleeloon na ko seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. tey nag dañuy dugg rek ci yan jàngat lañu mën a tibbee ci tukki bu rëy boobu ak jàngat yi nan lañ koy mën a jariñoo ba mu feeñ ci suñu dund loolu rek mooy solos njàngatu tey bi incha allahu rabbi xam naa nag dinañ dugg ci ay daqaayiq ak ay asraar maanaam ay sew-sew yu aju ci tukki boobu ndax tukki la boo xam ne day dépasser dimension physique dugg ci dimension métaphysique ndax aspect mystique yi nga xam ne ñoom la tukki bi làmbool tabarakallahu ñu xool nag mbokk yi point par point tey moom dama naan genre conclusion la ñuy def rek incha allahu rabbi bu doon dissertation la daal jàpp leen ne noppi nañ ci introduction bi noppi nañ ci développement bi tey nag incha allahu rabbi ñu fas yéene dugg ci conclusion te ku tudd conclusion nag sa xel dem ci résumé ak synthèse kon point yi ñu doon aborder daal de façon détaillée ci lañ bëgg a ñëwaat amal ci synthèse incha allahu rabbi yàlla ñu yàlla may kàttan nag ba ñu mottali ko mbokk yi ñu dugg ci tomb yi benn par benn suñu xool tukki bi li ñuy njëkk a jàngat mooy tukki baatin la moom du tukki zaahir ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko na masjidul haram ca Màkka dem ca masjidul aqsa ca Palestine jóge fa nag di yéeg ba bëtt juróom-ñaari asamaan yépp di gën a yéeg ba dajeeg suñu borom subhaanahu wa taala loolu nag bu ma ko daan jàngat ki sama jàngatu bopp dama daan wax ne tukki la boo xam ne mën nañ koo tënk ci ñetti étape am na étape boo xam ne maa ngi koy tuddee étape terrestre am étape boo xam ne maa ngi koy tuddee étape aérocéleste am étape boo xam ne maa ngi koy tuddee étape divine ndax terrestre bi mooy bi mu bàyyi ko masjidul haram ba àgg ca masjidul aqsa moyen de transport bi ko assuré mooy alburaq waaye bi mu bàyyi ko ca masjidul aqsa nag di yéeg ba ca asamaan su njëkk asamaan su ñaareel ba na mu àggee ca asamaanu juróom-ñaareel kooku laay tuddee étape aérocéleste ndax day làmboo aérien ak céleste te ki assuré transport boobu moyen de transport bi li ko assuré wala li assuré transport bi nekk moyen de transport bi ci étape aérocéleste bi mooy al mi'raj muy ascenseur bi waaye nag la ko dale nag ca asamaanu juróom-ñaareel ba ni mu dajeeg borom bi subhaanahu wa taala kooku étape divine la ndax yàlla rek moo xamee caaju nag moyen de transport bi ko doon yóbbu mooy li ñu tuddee raf-raf kooku yàlla rek a xam mooy lan mbokk yi nag suñuy jàngat étape bi aju ci kaw suuf dong bu ko arab yi daan tukki ca moyen de transport ya ñu amoon jamono yooyu comme lu mel ni fas wala gëléem lu mu gàtt-gàtt danañ am ci yoon bi ñetti weer léeg-léeg sax da koy ëpp nag ñetti weer soog a ñibbisiwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag moom amal doxub masjidul haram ba ca masjidul aqsa nga xam ne doxub ñetti weer la ca jamono yooyu wala sax mu ëpp ko mu ñambaas ci nag yéeg te mbokk yi diggante suuf si ak asamaan su njëkk si soree na soriwaay boo xam ne mat na distance doxub juróomi téeméeri at muy 500 ans juróom-ñaari asamaan yi itam diggante benn asamaan bu ci nekk ak moroom ja
mat na doxu juróomi téeméeri at muy 500 ans loolu kon ku ko doon indi ci temps wu àdduna ay siècle la war a mën a doon. moo tax dañuy wax ne am na ñaari façon temps. Il y a deux sortes de temps. Il y a un temps divin et un temps humain. am na temps boo xam ne temps wu yàlla la, temps bi dafa yàlla. am temps boo xam ne temps wu doomu aadama la. temps wu doomu aadama nag temps wu doomu aadama mooy temps yi ñu miin rek nga xam ne day tënku ci ay tierces, seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, année, siècle ak yu mel noonu. kooku mooy le temps humain. mais le temps divin nag kooku yàlla rek ko xam, waaye mën nañ cee joxe misaal rek ne temps wu yàlla mooy ci misaal temps bi nga xam ne ci la tukki bii nga xam ne moom la ñu tuddee le voyage nocturne et l'ascension du prophète paix et salut sur lui, temps bi mu doon déroulé. waaw temps boobu moom temps divin la wax dëgg yàlla. ndax yow nit ki jógee masjidul haram dem masjidul aqsa mu waroon a doon doxu 3 weer wala mu ëpp ko, mu jógee foofu nag di yéeg ba ci juróom-ñaari asamaan yi, te diggante asamaan su njëkk ak suuf si, diggante suuf si ak asamaan su njëkk si doxub juróomi téeméeri at la waroon a doon. juróom-ñaari asamaan yi diggante benn asamaan bu ci nekk ak moroom ja moom it doxub juróomi téeméeri at la waroon a doon. yemul foofu, mu jóge fa di yéeg ba dajeeg suñu borom subhaanahu wa taala. te kat ci guddi gi bi mu dellu siwaatee, bi mu demee masjidul haram jóge fa dem masjidul aqsa, yéeg ci juróom-ñaari asamaan yépp mu traversé leen, jàll ba dajeeg borom bi, ñibbi siwaat na. te guddi gi fi mu tolloon la toll nga xam ne bu doon 0h30 la demoon, bi mu ñëwaatee 0h30 la fi fekkaat, dara yokkuwu ci. loola nag kon day wane ne tukki bi moom dëgg-dëgg dépassé na imagination wu doomu aadama nag wax dëgg yàlla. beneen aspect bi itam da nga ci jàngat ne yàlla suñu boroom ku bëgg jàmm la, ndax am na malaaka moo xam ne mi ngi ko jagleel rek muy wax ay phrase yu nga xam ne day porter sur la paix et l'unité des musulmans, sur la paix et l'union entre les croyants. mooy kooku nga xam ne genn wàllu yaram bi glace la, baneen wàll ga nekk safara, te safara si du seeyal glace gi, te glace gi itam du fay safara si. yonent bi sallallahu alayhi wasallam may ko nopp mu naan subhaana man allafa bayna thalji wan naar, yaa man allafa bayna thalji wan naar, allif bayna qulubi ibadika al muminin. mu ne safara ak glace day dañu antagoniste, waaye yow yàlla nag boole nga leen ba safara seeyalul glace fayul safara. paradoxe boobu nga xam ne ñaar yu antagoniste la nga boole leen te kenn yàqalul moroom ja, mu nekk miracle bu rëy. yow yàlla, yow mi man loolu ba def ko, xam nga ne moos bennale nit ñi, tàppe xol yi lu yomb ci yow la. kon nag maa ngi lay ñaan nga tàppe xol yi jullit ñi ba ñu bennoo, soppante, bëggante. mu nekk kon malaaka boo xam ne ambassadeur de la paix et de l'unité lañ koy mën a tuddee. kooku aspect bu am solo la nga xam ne ku ci taxaw rek def ci taxaw seetlu, def ci focus, seetantal ko bu baax a baax, te utiliser sa xel mu sell ak xol bu rafet, di nga dox ak jëf ak di wax ci luy jur jàmm ak luy jur bennoo ak bëggante ak soppante, ndax yàlla fonk na ko lool muy benn. kooku beneen aspect la ci jàngat bi dëgg yàlla. beneen aspect bi nga xam ne mën nañ koo jàngatewaat ci tukki bi mbokk yi, mooy solo si yàlla jox julli. ndax mboolem yi yàlla doon farataal wala mu koy tere, wala ay jàngale yi mu doon jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam, dafa amoon intermédiaire muy malaaka bu mu doon doxale ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam. waaye bi ci julli desee nag kenn doyu ko ci, du malaaka du beneen mbindeef,
waaye dafa xëcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba indi ko mu jege ko qaaba qawsayni aw adnaa mu joxe ko fa julli juróom. loola benn dinañ ci jànge ne yàlla fi mu teg julli kawe na lool. beneen bi itam dinañ ci jàngate ne doomu aadama ginnaaw ñaari élément ñoo ko composé muy esprit ak matière, le corps et l'âme. corps bàyyikoo ci suuf, âme bàyyikoo ca kaw. âme mi bàyyikoo ci kaw nag moom gan la ci suuf, corps nag du gan ci suuf ndax fi mu dëkk la nekk. kon ki doon gan nag soxla na léeg-léeg mbokkam ya mu bàyyi ca kaw mu seeti leen, di leen nemmeeku ga nag dara gënu cee gaaw julli, ndax ilayhi yasaadu alkalimu tayyib wal amalu saalix yarfauhu. amalu saalix nag yaatu na, waaye julli mooy élément moteur bi. kon pour ruux di amal ay visite nag fa mu bàyyi ko di seeti mbokkam ya ca kaw, julli moo ci gën a gaaw. looloo tax le fait que yàlla yëkkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ba ca kaw mu joxe ko fa julli juróom yi, kooko symbole la, ishaara la buy wane ne julli day yéegeeg ruux. waaye baneen ba ñuy gën a jàngataat ci aspect yi wane ne yàlla subhanahu wa taala ku fonk julli la, mooy nañu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban asamaan la gisee safara. mbokk yi ci asamaanu juróomeel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam visité safara, te julli yi juróomi julli la. loola mooy wane ne kon képp ku respecté juróomi julli yi rek yàlla am nga 1000 chance yàlla musal la ci tàngaayu safara. loola mën nañ ko cee jàngate le fait que rek yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu visité safara ci juróomeelu asamaan, 5e ciel, juróomeelu asamaan. le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam visité fa safara rek loola mën nañ cee jàngee ne képp ku respecté juróomi julli yi am na 1000 chance yàlla musal ko ci tàngaayu safara, ndax chiffre 5 bi, 5e ciel ak 5 prières yi yàlla wan yonent bi sallallahu alayhi wasallam safara ci 5e ciel bi. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jotagul julli la visité safara, maanaam avant muy jot julli la visité safara, waaye après muy ginnaaw bi mu jotee julli ba noppi lay soog di visité aljanna. loolu itam liñ ci mën a jànge mooy doomu aadama bi mu respecté gul julli juróom yi safara la gën a jege aljanna, waaye ginnaaw bi mu respecté julli juróom yi nag àjjana la gën a jege safara. loolu itam beneen aspect la ci jàngat yi, muy wane ne julli daal kon foor na lool, fooraay boo xam ne foo ko takk weesu na ko. waaye bokk na ci jàngat yi itam yàlla subhanahu wa taala képp ku koy moy di nekk ci jàmm moom la neex, waaye su ko neexoon ku ko moy léegi mu wan ko léegi wàcce ci moom une sanction immédiate. ndax lan? xolal malaaka yu rëy yi mu am, la mu doon wax wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa. nañ ci xool ñaari malaaka. am na malaaka boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon bu ko yàlla santoon mu wann àdduna bi dana ko yomb lool, kon dana ko mën a wann sax ci lu matul xef ak xippi. am na malaaka boo xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam misaale. ba maa ngi leen doon wax ne malaaka bi rëy na rëyaay boo xam ne ku ko wannloo woon àdduna day mel ne nga fekk nit ki gën a am jëmm toll ci diggu dooleem, toll ci diggu ndawam, nga jox ko benn banaan ne ko wann ko. mu am doole lool, am jëmm lool, nekk ci diggu dooleem, nekk ci diggu ndawam, ànd ak wér gu yaram gu ma sëkk. kooku dëgg-dëgg soo ko wannloo benn banaan dana yomb ci moom lool. noonu muy yombe ci jëmm jooju nag mu mën a wann benn banaan ci lu gaaw, nu ko raw la yombe ci malaaka bi bu ko yàlla joxoon digal mu wann àdduna bi. kon loola misaal la ci ne yàlla ku ko mooy rek moom la neex, waaye jëmmam sax ëpp na ci ñun. waaye bari na ay mbindaafoon yoo xam ne, ay créatures yoo xam ne su leen boole woon ak ñi koy mooy rek ñi koy mooy dara du leen jar. beneen bi itam mooy am na malaaka boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon wax ne diggante mbaggu ndijoor bi ak mbaggu càmmooñ bi sorente nañ soriwaay boo xam ne distance bi soo jëloon njanaaw bi gën a gaaw ci ak naaw, njanaaw bi dàq naaw gu gaaw
mu bàyyi ko ci mbaggu ndijoor bi war a dem ca mbaggum càmmooñ ba dina naaw lu mat 800 at muy 500 ans te du àgg sax ca mbaggum càmmooñ ba. te malaaka boobu itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo jëloon àdduna bi yépp nag laa wax nga xam ne danga ciy boole suuf yeeg géej yeeg montagne yeeg garab yeeg nit yeeg mala yeeg yépp nga ne ko tegg ci loxoom day réer ak a feeñ doo ko mën a sax xàmmee ci loxoom day mel ne rek nga jël fepp suuf nga teg ko ci àllu màndig bu yaatu xam nga ne fepp suuf ba day réer doo ko mën a xàmmee. malaaka boobu nag boo tegoon àdduna ci kaw loxoom noonu la àdduna di tuutee ci kaw loxoom. kon yàlla subhaanahu wa taala lam ne woon sanastadrijuhum min xaytu laa yaalamuun wa umli lahum inna kaydi matiin. waaw kon ku ko mooy rek mu mel ne mooy ga da koy jig ci zaahir moom la neex waaye su ko neexoon muy wàcce ay sanction immédiate ak a yomb ci moom. waaye mbokk yi bokk na ci jàngat yi itam tukki bi danañ ci jànge dayob Abu Bakar ak wàcci waayam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wéeteeg suñ boroom ba nga xam ne mel na ne ko am jaaxle yàlla bi mu ko bëggee defal nu mu def da ko dégtal kàddug sayduna Abu Bakarin Siddiq radiyallahu taala anhu. loola kon day wane ne sayduna Abu Bakar l'islam bu amoon numéro 1 muy sayduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayduna Abu Bakar mën nañ koo tudde numéro 2 ci misaal rek nag laay waxee. waaye mbokk yi tukki bi danañ ci jàngate ne tabaarakallahu ki la wóolu loo ko wax rek mu doy ko waaye ki la wóoloo diku ki la weddi loo ko wan waxuma la loo ko wax de loo ko wan mu diingat ko ma waxaat ko ki la wóolu moom loo ko wax rek doy na ko waaye ki la weddi loo ko wan xam nga wan moom moo gën a foor wax loo ko wan mu diingat. loola danga ko jànge ci tukki bi noo ko ciy jàngatee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tukkee ba ñibbisi bañ ne ko nag sa tukki bi nanga ko nettali waa Quraysh waa Makka bi mu ko nettalee Abu Jahlin jàpp ne am nam kaañ ba woo mbooloo mi biñ ñëwee ñu laaj ko preuve ne ko wan ñu baytul maqdis nu mel fekk ba muy dem baytul maqdis guddi la woon te temps bi itam gàttoon na ba nga xam ne pour mu mën a ràññee léppi baytul maqdis du yomb waaye pour yàlla consolider ko ak ay argument yàlla da ko indilaatal baytul maqdis mel ne lu ko sempee fa mu nekk rek indil ko tegal ko ci kanamam ci Màkka ne ko cas baytul maqdis jële ko fa mu nekk indil ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kanamam ca Màkka moom yonent bi mu koy gis te ñoom waa Màkka gisuñu ko mu leen di décriral nag baytul maqdis ca peinture yaag bunt yaag fenêtre yaag mbedd yaag kër ya ko féete ci est beeg ouest beeg nord beeg sud bi yépp mu leeral ko mu nekk description bu complète te moom nag ki seen kanam la juddoo yaroo ki seen kanam màggee seen kanam ci zaahir musu ñoo yëg fu mu masa tukkee dem baytul maqdis te indil na leen description bu mat loola rek ci ku am xel mu sell ak xol bu set war ngaa nangu ne dëgg-dëgg kii li muy wax dëgg la waaye doonte ñoom au fond xam nañ ne kii li muy wax dëgg la waaye ñoom dañuy diingat mooy li ma la waxoon rek ki la xas ba weddi kooku loo ko wan mu diingat waaye ki la wóolu moom loo ko wax mu dëggal. Seydina Abu Bakrin moom moo wóolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax bañ ko waxee ne ko déggal li sa waa ji wax nee na dañ ko reñaane mu jógee ci Màkka ci masjidul haram dem ca baytul maqdis moom benn question rek la leen posé ndax moo ko wax ndax sosalu leen ko ñu ne ko waa déedéet sosaluñ ko de moo ko wax mu ne kon gëm naa waaw te itam bu waxoon lu raw loolu sax ma gëm ko muy lan bu waxoon ne dafa dem asamaan ñëwaat sax ma gëm ko loolu mooy wane ne itam nit di nga taqoog moom ba nga xam ne léeg-léeg dara dina xew ci moom mu mel ne dañ la koy yëgal ci sa conscience
ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa Màkka fi mu yem ak ñoom rek mooy étape terrestre bi, jóge naa ci masjidul haram dem masjidul aqsa baytul maqdis ñëwaat, waaye waxagu leen ne sax yéeg naa ci kaw asamaan. waaye Aboubacar moom donte jotagul information ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ne yéeg na, waaye mel na ne am na lu ko yégal ci conscience am. loola ndeke taqoo dina jur loolu. waaye xoolal rek ña nga xam ne ñooy diingat ñooñu de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ña nga xam ne ñoo weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a wan moom, ndax décriral na leen la nekk ca baytul maqdis lu bëree bëri te nam ko décrire ñoom ña fa mas a dem munuñ cee wàññi lenn wala ñu yokk ci lenn munuñ cee dindi virgule. waaw waaye nag ki la xas ba weddi moom loo ko wan mu diingat. moo tax Seydina Aboubacar tabaarakallaahu yàlla daa di koy ràngal mbubbum as-siddiq, muy kuy wóolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek Aboubacar moo la ci raw. ku koy fonk ku koy sopp ak ku koy mën a dëggal rek Aboubacar du ci sa moroom. kon loola itam beneen aspect la ci jàngat yi. kon mbokk yi ki la xas ba safoo moom loo ko wax rek sopp na ko moom. ki la xas ba safoo loo ko wax rek du ci xool xel nangu na ko wala xel nanguwu ko, loo ko wax rek moom sopp na ko. waaye ki la xas ba soofoo kooku loo ko wan sàppi na ko. waaw ki la xas ba soofoo loo ko wan ak lu mu baax ak lu mu rëy du gis baaxaay ga du gis rëyaay ba, sàppi na ko moom sa dara safu ko. moo tax Aboubacar mooy ki safoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax lu ko yonent bi wan rek lu ko yonent bi wax rek sopp na. waaye yéefari Màkka yi ñooy ñi soofoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne waxuma lim leen di wax waaye lim leen di wan ci ay kimtaana ki baax sax sàppi na leen. lu jara bàyyi xel la. kon mbokk yi ay jàngat la woon rek yu ñu doon amalaat ci al isra wal mi'raj. du yi rek mooy jàngat yi, ndax isra wal mi'raj moom enseignement yi ñu ci mën tirer bëri na, leçon yi ñu ci mën a jàngate bëri na. wax dëgg yàlla mystériosité bi itam ëpp na, li ci nekk ci ay baatina ki mbóot moom foo ko takk weesu naka. maa ngi jégalu bu baax ci njuumte yi léeg-léeg nag moom xam-xam bu gàtt dina koy waral, sama xam-xam bu gàtt man mii wala sama xel mu gàtt dinay waral yenn njuumte yi. léeg-léeg conditions yi ngay waxtaane, ndax ngir nga mën wéer rek ba am qualité sonore bi nga bëgg yombul. moo tax léeg-léeg booy enregistré da ngay reprendraat macha allah bala ngaa am bi nga taamu rek day jafe. waaye nag ngeen di ñu gën a ñaanal di ñu gën jàppale, ndax yéene suñu doole. ñu ngi leen di tàggoo fii. jaamu yàlla moo gën jafe, yàlla nañu ko yàlla yombalal. mooy yàlla moo gën yomb, yàlla nañ ko yàlla jafeel. aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.